Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baɗigol Gambiyankolu ngamol be kontam mo nato na kontam walla ko jamaɓe pending bat sahayale manke wala yatina fintobo kakena wato mumel koɗo kono belafla naali e kacca domon ding kuwol lam yalon ko nadiyata alamasatallama aɓe continue la ka wañare wala ñama ata aɓe continue la ka finti wala ñama mol yalon sila sañi ngalon jamaya moya bode still nalbe continue la ka lammoy ka fatapan soke wala ka sender ndiroke kuwol lam mimbe denden TRRC anin dolma min yalon ko wolle be jamme to nondi kan ko yaay jamme la ka mol fa bon jandi mbeddu nawoto mbafala ko I want the Americans to fucking get their asses away from the Gambia internal matters. Let them fucking get their asses away from Gambia's internal matters. Because some time back I heard that, or I saw an article that was written, or that was been a statement from the American embassy, that they are thanking the TRRC for having facilitated evidence for the killing of their citizens. Well, if you don't want someone to kill your citizen, you have to fucking advise your citizen to stay away from certain countries' internal matters. When you naturalize in America, that shows that you are a nationalist of America. Then this is away from internal matters of certain countries and focus on your internal issues. But you can't allow people to interfere with foreign governments' matters. After their death, you want to comment on those, you want to comment on issues regarding their deaths. Americans, especially the ambassador in the Gambia, this is from our internal matters. Fucking close your ass. The Americans, either in the Gambia or outside the Gambia, fucking close your asses and distance yourself from our internal matters. You have no business with our internal matters. There are so many people that were been killed by the Americans. You arrest our brothers and sisters, handcuff them, deport them into the Gambia anyhow you feel like, tighten their hands and their legs. We have not even been talking about it. Assholes, you want to talk about our internal matters? Are you the people to dictate us onto what to do and what not to do? Okay, wakola nalietete abe denning kuma kangol la miyalon ko America ya kumufo wati dandan ko itol kontantale ko TRRC mako ele pour ka long jumale itol banku dingol fa ni man la pi moye la banku dingo fa afo marie ko ay da bondi wandi banku dingol la hajol ma bari te da dun la molla banko la problème la ye da dun di banko la kayro la e koy be fitno la wulen la je ya expect ko amare te fala ni te lafta nyinna ko wo banku dingo itel e min claim ko mu americanol ti minul naturalized America wal mu banku dingo kendol ti why not wolie America kele ekuteta ke in America ite ko ibota Gambia le ikita naturalized I'm sorry kolle akundu ite ko imalla fi moye la banku dingo fa bari ite la banku dingo wo jerte le pour finti ila banko kan kata wandi banko kan kata o banku dingol ata americanol woli na dingo africanol mutajanne ye enslave jang ko min diata ye woleke kan hadama dingol ta blackol ta ke wafi wandi bankol ma wo beketa janne ni aje bi America be development is because of the blacks or it's because of the Africa. Yenna hade ba dingol mutajang yenna Gambia dingol mutajang ye single city ke bulol city ke dipon nam back to the Gambia mol man diamo ko wol itol kana ke dadundin to la internal affairs mbat nga nyita ko do plele ali ala mo
leen naka fii ci bureau moom nag tuuma yooyu naka bañ na ko maar naka moom ki Ibu Diop ñu ne nag ñooñu ay magas raka lañ parce que seen ñaari yaay yi ñoom ñoo bokk ndey ak baay naka fii ci bureau waaye nag maar mu ne moom nag bañ na ne daf doon waxtaan ak bañu ne daf doon waxtaan ak ñaar ñi maanaam daal daf doon faral di jokkoo gaay nag bala ñoo téye gaay nag li ci bureau mi waaye nag bañ na ne daal moom dafa bokkoon si ñi nga xam ne nag moom moo leen boole parce que moom bokkoon na si plan ñi nga xam ne yooyu ñu ngi ko doon def pour génne fi nga xam ne nag moom mooy former président Jammeh ci atum 2013 na bala ñoo téye gaay nag rey leen nag fii ci bureau moom daal nangu na ne bokkoon na si plan coup d'état bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon def pour génne fi Jammeh waaye nag bañ na ne daal moom moo boole gaay yi nag si former président Jammeh dañu jàpp gaay yi nag dagati ne nag fii ci bureau mi nag comme ni ko maar wala leen maa nag wan na ne daal mun doon liggéey si li di armée bi nag si jamono jooja waaye nag moom bañ na ne nag dafa bokkoon ci tuuma boobu nga xam nag def nañ ko parce que mu ne moom ay yoon ñu doon waxtaan ak ki am nag moom mooy Ibu Diop di ko yëgal ne te boobu nga xam ne nag mu ngi ko doon def pour coup d'état ki nga xam ne nag moom mooy Jammeh na fee mu daal di koy bàyyi waaye Ibu Diop daf ko wane daal loolu mënuñ koy bàyyi parce que Jammeh ak ñu doon doxale ñoom ànduñ si moom moo tax daal dañ ko bëgg a génne ki nga xam ne nag moom mooy Jammeh dañu bëgg a daal di jeexal li nga xam ne nag moom mooy nguuram mu ne Ibu Diop ak Mamour Cissé nag loolu lañ koy yëgal mu ne Diop ak Cissé ñooñu nag wane ne daal kontaanuñu woon si Jammeh nag ci ñu cité woon li nga xam ne nag moom mooy réew mi moom moo tax nañu bu ko bëggoon koo coup d'état maar nag ci ay kàddu mu ne Ibu Diop ak Mamour Cissé bu ñu nekkee foofu dafa United States of America mu ne nag ñooñu dañ ko santoon pour mu dem gisante ak benn sëriñ bi nekk foofu dafa Sénégal moom ci di maar mu ne Ibu Diop moo ko kool di ko wane daal na dem na gisante ak benn sëriñ bi nekk foofu dafa Sénégal pour ñooñu kooku ñaanal leen ngir ne ñoom dañ bëggoon a coup d'état ak ñoom nag moom mooy Jammeh génne ko nag ci bopp li di nguur gi mu ne Ibu Diop sax yónnee na ko ab koppar pour na mu jàllal li nga xam ne nag moom mooy booda bi dem gisante ak ñoom nag moom mooy sëriñ booba maar nag ci ay kàddoom mu ne jamono jooju moom kaaraangeem daf ko jaaxalam bu baax de parce que léegi sax buy jàllal li nga xam ne nag moom mooy booda bi sax bu demee ba si booda bi mu ne dafay génnee li nga xam ne nag moom mooy sim card ak Gambie bi mu dugal sim card Sénégal téléphone Sénégal la di faral di jël pour mu mën a jokkoo ki nga xam ne nag moom mooy Diop ak Cissé mu ne nag ba mu fa jàllee léegi buy waxtaan ak gars yi mu ne nag si téléphone li nga xam ne nag moom mooy Sénégal la ko dee faral di def waaye nag wane ne daal dafa fexe ba gis ne daal seen waxtaan yi nga xam ne nag ña ngi koy def kenn du am li nga xam ne nag moom mooy record booba waaye tamit nag kenn du am kayit ne ñoom dañu doon waaj a def li nga xam ne nag moom mooy coup d'état nag fii ci bureau mi wala boo am na li nga xam ne nag ñu ngi ko doon plan nag fii ci bureau mu ne loolu dafa fexe ba li ni mel daal du mën a am nag fii ci bureau mi mu ne nag Cissé ak ki nga xam ne nag moom mooy Diop balaa ñëw nag fii ci bureau mi gars yi dañ ko ne woon bu ñuy ñëw ñoom nag dinañ ko kool waaye nag wane ne daal moom yëgutoon na nekkate ñooy ñëw nañ nag fii ci réew mi nag comme ni nga ko waralee mu ne bu gars yi ñëwee ba mu yàgg lool si na ko gars yi kool di ko wane daal gars yi ñëw nañ nag fii ci bureau waaye nag wane ne daal mu ne ci weerum avril ak 2013 dafa am nag benn jigéen bu ko kool jigéen ñi nag nekkate jabaru Ibu Diop la kooku nag mu ngi foofu la si United States of America foofu la nekkoon kooku si la ko kool ne ko mu ngi koy laajte ndax jëkkëram nag mu ngi fii ci bureau mi jëkkëram nag moom moo nekkoon Ibu Diop mu ngi koy laajte moom maar ndax jëkkëram Ibu Diop nag mu ngi fii ci bureau Gambia mu ne moom maar nag daf ko wax ne moom de déggu jëkkëram de gis na koo dégga di bu ñu waxee si téléphone boobu ba léegi nag déggatu ko nag comme ni nga ko waralee mu ne nag si la wax loolu keme nag moom mooy jabaram mu ne nag jabaram dafa wax jabaram ne Diop daf ko wan ne nag ba mu nekkee Amérique ne bu mu ñëwee nag fii ci bureau mi dina ko xool waaye nag depuis boobu ba léegi géej na koo dégga déggu ko boobu ba léegi nag depuis mujjee wax nag comme ni nga ko waralee mu ne nag ci boori weeru mai april mai mu ne nag maar mu ne si la ko kii Ibu Diop daal di kool mu ne nag kooku bu mu ko koolee si la ko wan ne na fee nag léegi mu gisante ak moom dafa bëgg a gisante ak moom ki di maar moom ak Cissé ak ki nga xam ne nag moom mooy Ibu Diop ndaxte jamono jooju ñu ngi dëkkoon ci benn kër foofu la sa bourse bi foofu la gars yi dëkkoon mu ne bu mu demee foofu moom ki di maar bu mu demee pour gisante gars yi mu ne Ibu Diop nag foofu la ko wan ne ñoom dafa am coup d'état bi nga xam ne nag ñoo ngi koy def coup d'état bi nag si lañu waxtaan ak moom foofa wax ko nag ñoom li tax ñu daal di ñëwoon nag fii ci bureau bi Ibu Diop nag mu ne foofu la ko wane daal léegi daal pare nañ pour def seen opération bi mooy pour génne ki nga xam ne nag moom mooy Jammeh nag fii ci bureau mi waaye nag kooku daf ko wane mënuñ koy def si gannaaw ay gannaay moom moo tax daal ñoom jënd nañ ay gannaay yu war a bàyyi ko foofu la sa Guinée Bissau waaye gannaay yoo tamit suñuy ñëw dafa am ay nit ñi nga xam nag ñoom ñoo war a ñëwaale ñëw pour jàppale leen si opération si nga xam ne nag ñu ngi ko war a def nag fii ci bureau pour génnee fi Jammeh mu ne am si ak mercenaires yi ñooñu nag mu ne Sénégal seen benn marine moom moo ko war a gunge maanaam seen benn gaal bi nga xam ne seen i takkade bi day nekk si biir géej gi ñoom ñoo ko war a gunge andi ko ba ci géej gi nekk si tefes gi nekk foofu la sa Brufut su ko defee nag ñu daal di koy denc foofu waaye suñ ko andi dafa am si yenn façon yi saako yi nga xam ne moom lañ ko war a dugal gànnaay yooya pour naka suñ ko andee bu ñu xam ne gànnaay yooya nag moom moo nekk ci biir lii di ak gaal yooya ñu andi ko si tefes gi nag foofu la sa di Brufut mu ne maar nag loolu la ko mu ne kii di Ibu Diop loolu la ko wax moom kii di maar mu ne nag ñoom liñ ko santoon jamono ji de mooy bu ñu demee ba mercenaires si jógee foofu la sa Guinée Bissau mooy ñu leen war a jàppale di war a jógee foofu la sa Guinée Bissau ñëw mu ne ñooñu bu ñëwee moom moo war a nettalikat bi parce que ñooñu ne dégguñ làkk bi nga xam ne ñooñu ngi koy làkk léegi nag moom moo war a nettali gars yi luñ bugg a ak tamit naka lañ bugg a doxalee parce
parce que ñooñu war a jógee ko Guinée Bissau ñoom luñ dégg mooy làkk bi di bambara ñoom loolu la gars yi daan faral di wax na comme ni ko waree waaye nag wane ne bokk na tamit si plan bi mooy ñoom dafa am benn historique building maanaam benn tabax bu njool bu gudd bu nekk foofu ca bourse bi mu ne foofu lañ war a embauche ki nga xam ne moom mooy Jammeh maanaam foofu lañ war a xaar Jammeh buy dem bay romb ak ki nga xam ne moom mooy oto bi mooy convoy bi su ko defee nag ñu daal di koy attaque bi nag lu ñu ko bëgg a def mooy pour daal di ko rey maanaam daal rey ko moom moo nekkoon li nga xam ne moom opération bi maanaam rey ki nga xam ne moom mooy Jammeh loolu moo nekkoon seen i mbébét loolu moo leen taxoon a jóg nag ci coup d'état booba mu ne nag moom kii Ibou Diop daf ko wan ne bu ñu demee ba def loolu ba pare Alaaji Mamadou Cissé lañ tànn ne moom mooy nekk président moom mooy remplacer Jammeh daal di nekk président su ko defee moom kii Ibou Diop moom mu nekk vice président moom kii di maar nag place bi ñu ko war a jox mooy pour mu nekk army chief of defence staff maanaam moom mooy jiite soldat yi nag fii ci bureau mi waaw mu ne moom mu ngi ko jëlee loolu daf ne moom place boobu mënu ko amee parce que moom dafa am ñi ko jiite ci biir armée bi dafa am boosam yi nekk ci biir armée bi moom daal suñ ko jëlee def ko intelligence officer boole ko si ñi amee wàllum intelligence bi daal moom daal loolu mun na see bokk waaye nag mun na jiite li nga xam ne nag moom mooy soldat yi mu ne foofu nag la dajee keme nag moom mooy ak kii di Cissé waaye nag wane na daal bés bu ñu waroon a andi li nga xam ne nag moom mooy machinerie si mooy ñu war a jógee Guinée Bissau ak gànnaay yooya mu ne bés boobu nag gànnaay yi ak ñooñu yëpp mu jëw ñooñu nag si la waa gaay ñoom Diop ak si la ko wane léegi daal suñu plan bi soppi nañ ko léegi daal wooy bati na li nga xam ne moom mooy suñu plan bi am na neneen ñu koy defee nag comme ni ñu ko war a léegi waaye nag wane daal bala moo dem fekk na nag mu ngi amoon ñooñu seen number si téléphone am bi mu ne Diop nag ak Cissé si élection lañ arrêté gars yi maanaam moom dafa dem si élection la ñëw jël si ki nga xam ne nag moom mooy Diop ak Cissé si lañ arrêté gars yi maanaam nag mu ne jéemoon na bu ñu arrêté gars pour koo leen ay yoon waaye nag seen laaj nag mënuñu ko woon a jot mu ne moom nag jamono jooju dafa feebaroon dafa mujjoon a bàyyi li nga xam ne nag moom mooy liggéeyam bi sax si lii amee bi ngir dafa feebaroon waaye nag wane na daal moom kii di maar mu ne ay fan moom kii di Nuha Badji si la ko kool Nuha Badji nag ñu ne moom dafa bokkoon si jongula si moom tamit dafa bokkoon si nit ñi nga xam ne naan faral di rey keme nag moom mooy Jammeh kooku nag mun na liggéey foofu la sa State House mu ne Nuha Badji moo ko kool mu ne ko pour mu ñëw wuyu ci foofu la sa lii di State House mu ne bu ñëwee State House nag si élection Badji daf ko wane daal lan moo dox si digganteem ak Ibou Diop lan moo nekk seen diggante mu ne parce que li tax mu laajte loolu mooy moom nommaam bi gis nañ ko si téléphone keme nag moom mooy Ibou Diop bi te gis nañ ne ay yoon daa den di faral di waxtaan li nga xam ne nag moom mooy téléphone mu ne moom si la wax Nuha Badji ne Ibou Diop suñu mbokk la ñun ay mag ak rakk lañ parce que suñu ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay mu ne Ibou Diop daf ko daan faral di yónnee xaalis bu mu feebaree tëddal lopitaan Ibou Diop daf ko daan faral di yónnee xaalis pour muy faju mu ne loolu la wax ñoom nag moom mooy Badji waaye nag wane ne daal Badji si la ko yëgal ne moom ki di Diop ak Cissé dañ doon def plan pour coup d'état ki nga xam ne moom mooy Yaya Jammeh moom moo tax nag arrêté gars yi nag fii ci bureau mi waaye nag kooku si la ko wane léegi mën ngaa ñibbi waaye soo demee bul wax kenn ne ñun dañ arrêté ki nga xam ne moom mooy Mamadou Cissé ak Ibou Diop. Thank you very much. Balingol tolla nga moy nyola. But nga domandi mana nje. Wala nyiti ko in 2013 Americanol ka mim claim bi ko wol muy tol dingol lati. America dingol lem. Gambia dingol lem minol tata ka sabati America i naturalized America ko itol mu America dingol lati. Wol yebona America ye na fonna Gambia banko kanjang. Kana mun kamba inata minna wolen ka Yaya Jammeh fa. That's the only intention. Ibe Yaya Jammeh fala nyami. Sanyi itolia fo nyami ko Maria fo nyami ko tonya itolle ba kuo kono bari ate nyin kolle birinyi ya kola kay ko ida bonni coup d'état la ko wo kay ko atabo ate fonyo no la foye coup d'état nyinke because Yaya Jammeh ka banko sambal nyami is not normal. Ni atra Yaya Jammeh ka banko samba nyami is not normal itol mal la fala muntumale itol ne mani boto sannan ka di Gambia sojarola muntumale itol ye container dundi nan ka foko bagasol felente pour Gambia sojarol ye muna fangalla pour ka kantaro ke ay betia muntumale woti badingol when was that muntumale ye mani boto sang ka di miskinol la min be banko kanjang bare hani wo mume manke bare ka kidol sannan tubabu ka kidol nyin transport to Guinée Bissau pour Guinée Bissau mol se bona Guinée Bissau wolena ye kafuima ka banko attaque bar sa hintol jaw banku na Gambia banko jaw folo wol mun Sénégal let because Sénégal le kan na banku dingol mabo minuli kuriya ke jamela taymo i borta drong Sénégal le ke bungol dila e ka full control dila pour yeste kotas bijele dambi yalon ko Gambia di ngodi miye ku kurungo ke jang i borta drong i lapte mutale borta drong Sénégal el ka kordal dilal e ka kotas nying e ka bungo dilal e sije Sénégal lapta Gambia la bam
wakola kanaka kidol nyingi ko itola bakono kulungol walla ila sojare bakono kulungol walla nyanta ka nying kidol nying export nan walla ka import nan to the Gambia here pour min salna mol se kidol nying ta atu ye pero milla walla ka kidol nying ke botol kono kidol nying ni putata Gambia jang ye tala mol ma min nyanta ka ya jame attack alinga mira Gambia alinga mira Gambia alinga tonya fasa woto America ke dadun dinna internal matters la munella TRRC natra ito lapta tonya la sai e kamune investigate bunja dabola nata ko tonya ito lapta ka yaay jamel coup d'état a boring kola dol fanan nata iko tonya ito lafta ka ya jamela kud masa kundale kudeta nyin dongol fana ye nyin dongol tafo iko wol fana mol findita iko tonya min daba ko kono ako tonya lafta ka ya jamele fanu pour misal nan tol sema seyata sani alka jamale fasa alka Gambia din jamale fasa because ni kido kuma sal jang wali kidol min dun e lafta kidol min dun nan Gambia jang kido nyimbita kanya na jumala ni be yaay jame fala wato mina abe mojil le fala before yaay jame Gambia alinga tonya fo nyoma Gambia alinga tonya fo nyoma do karanga ndabondi konnante ato tol sambala dawo dandi alinga ndabondi konnante ato nga tilin nin tonya nin tilingola bar mol min nata ikoy ba falal ibe masake nyim falal yewol muta yefa still nko hani wo masake manya nay tol fala atu ni atra itole masake nyin sotole iba falal ar nyinde min dabe nyim problème ko min dabe nyim kudeta ko wala fangul lota ko to nyan to lafta ka ya jamele fa atu nga nyim plano le set ko ka ya jame fa ni atra wojine nol fanan duntanam banko kan nung inata yewol muta yefa bi mbe lola la mba fala jine masakunda ko ya jamela la mol fa Gambia alinga tonya fo nyoma alinga nafiki yabula alsala ko goni na botawoto now ite ko ikana molle kiskis mi yalon ko wolwul tan non pour kam sekile kanta at man se minje banku ye minje sojarol bije police bije intelligence bije sojarol ni ñin service manol mumé itolla doko minti pour ka tanku ngoni Cairo sabatinde bakko kan barsani ite sina e koy kana ñine fa ya expect ko sojarol mimbe service o kono woli yede yes jibe yeta e man sake ñim fa natra nafiki anin konnante ten kono toñabe dami mba jelal because ñinul kam mimbe fo ye kule ke man saye muta ni koy bem fo la ngefa ye jorango sikan kam mambe jorango sikale kam ni nge mutan be fala le jandi bem fala at ni kendingol woltata sita dula kilinne i mo fulol ye bungol le luase sali cleaning cabinet fula fol mam badingol soto Gambia jamba muna nay mantay ni lawo badingol yesi ite bona America ila musobe America woye bona America e na fo Gambia jang ama fa ala musoye ko kata Gambia ala misona muneti na manke tilimaliati woto TRRC munafiki kafoleti ntem fam mabolanta ente prof ko TRRC munafiki kafolti because mimbi je wala nyidi ko ni atra ya jame fale bi nta ko nyindi amla bari ima ya jame fa ya jame la man sakunda na nyindongol fa because of mune ilafta man sakunda ti nyala ilafta man sakele fala either in Islam or Christianity, it is not accepted to kill a leader. It is never accepted.
sai ito relate jumale kan dina jamale kan e relate dina jamale kan at the bottom line here is jumale nyin report is not important. Jumale nyin mol report is not important. Ye arrest nyami is not important. Ye fa nyami is not important. Ye fa nyami what is not important. Ani jumale fa is not important here. Bayri itol wulta min kama pour kam mole fa wo mari lam man sakewol dokulal natna itol fa. If natra wole ya jame fa le num. Would the Americans open their asses to talk about it? Would the Americans open their dirty asses to condemn it? Albenyadi. Assalamu alaikum Compassade Youth Forum. Assalamu alaikum bading APRC Nkolu. Ngali kontong bading olumbe dani rokla kaje ko APRC dingol base katon kedron kaje ko on the 24th of this month. Mega rally mi nyanta sotola latrikunda Germany. APRC dingol be dawla dron be dani rokla sekata ko ke bese funti nga APRC ila mitimo nga sembentuya min sembobe warla kato ngalon ko jawol ko makam be siaring diamo be warring bar ngalon ko APRC parta funti la wati drum diamo ka sia andung alal de marokan nim funti sembola wati to ko yal ning kuma mission be kering ko dendile APRC mpatil mi alon ko nyontawlom APRC parti dum mu dead loyali soleti APRC parti ngunu kumol ni dugu kumol be ka APRC samba dulato fanial nin tapale ya kumulu anin hasidi ya kumulu be ka APRC parti dingol jijandi kato APRC parti namo molete num biti APRC tarla lori nga simfulola pot alhamdulillah kumate kumadu mamim fo APRC ma tumirte du mamim fo APRC ma sonjawte du mamim fo APRC ma bara alhamdulillah rabbil alamin han kabi APRC dingolu wol kita molati mi yalan ko kuma kunta mbike sambadulato wato be APRC dingol be dana don banko kan mo be dawda sakola ko mo lañin den walla APRC yur rali min be kering fodinkel sako fendinkelu o mo fondinkel la bengolti wato be dando kala don APRC fondinke be dawda dukare ngal dande don pour nga funti nga o bengo nyen kidibandi ngal no ko APRC ni ko nga funti sula bukatu manko fatato par han ka bi doron am ya marlo kay mom ya marlo mu kudimera kumata bake bari han madi man tambi ya marla ando wato dolo han madi ko nyinale ngalon ko killo fe keta wati APRC diumbe dawda doron APRC diumbe dawda don abele ka mamang par han ka bi doron ko mi madi ko ka funa mina doron so ila so se borono nyawnya fo sala fa bu sola woto be APRC diumbe dawda mba be danila sekata ko beke nyin mega rally ni rally min kana yu rally min kana pour sa ko nyin kidmandi nga sembentu ya wolbe kala kuti mi alan ko se jawol de ndino dukara APRC diumbe dawda holum be dandro kala dron al sall hajo belande ngatan danko ube mbala min be kala latakunda Germany jawol nafiki anin duku nin kuma kala dambe sharing dukare APRC dingolum be dandro kala dron alla funto abe jawol de ndilalde boor tala fuka funti nim funtita Kenya do be kering Kenya do be tamakan wallahi jikita ko ni APRC funtita sembola ko do be bulol be landilalde to APRC dum be dawada be dandro kala dukare wolum afere be kedron venue be kala dawada hanni ata Independence Stadium la famu wallahi APRC ngala kon sa ni lafta ka fandi mba fandi no lal woto dula be dandro kala dron lati kuna jaman na venue dukare mo kana kunje be APRC dum be dawda don be kalamtala be danila be molu danila pour nga kata bake nga kata nga wodulani nga je bayndi
APRC mpatilti mi alan ko patilomo mi alan ko e fanji e kuluta andum e sabarta woto wokan be dandiro kala doron sakata bake o kuluni discipline mi ngalong dukare ngo maintain ngo wakil do ngo continue ndi foday man adama ngoni sabarta wati wati don ala kalo enne e be kola ko wati wati do se sabaruta o sabaro do no ngalon ko be APRC dingu be bulu woto mba dandal do han kabi nga continue wala bar APRC rally bin kana jikita ko mote ko no lawto mobe dawda don dukare alin kana je ko mantra ke kan kombo sadu wala mantra ke kan birka ma banko kan APRC rally kata dawda to momin nan ka wulnon kata no tola na todulal ka je fandi woto ngalon ko janni sere ko ndaw e te korlo wala woto be dandal ko doron wulungu no sita dukare sulakana to manko fatato APRC jikra ko mba boyla la to mba boyla nga to poto joto woto be tentula be jeyla mba fula mobe ala mari ala be mo kende mabe wolungala fo nyimma sitaje nyimma senan woto ngal tentu ngal jeyi ala baraka bake. Camera on APRC's TV platform, here to do some housekeeping. The title of this program is called Housekeeping because there are some things we think we should regulate within us, the APRC militants. First and foremost, there is a group called Return of the Revolution. It's a WhatsApp chat group where most of these rebels within APRC confided or are hiding, all of a sudden, and all of this rebellion within APRC, or all of these rebels within APRC will not make comments, and you will not hear them until APRC start making programs or having start making plans for APRC's rallies are always obviously successful every time they call. That's usual when these so-called rebels will come out to form or to plot against the success of those events. Today, as I was at work, I came across two audios. Usually, as usual, these people are known for their rebellious acts within APRC. One man called Kitim Jaju and the lady called I forgot the name of this guy, rebel lady within APRC. According to them, they are not happy with the executives of APRC, which they have been plotting to make, to belittle within the eyes of APRC militants. But thank God, amongst all the APRC chat groups, in fact, all of those chat groups are more populous than those rebel chat group than that rebel chat group called Return of the Revolution. Excuse me if you are part of it. I'm not calling you a rebel, but the figures or the people, the most vocal people within that chat group are rebels. We have to label them like that because they are rebelling against an authority. They are against an authority, so therefore we call them rebels. Kitim Jaju, badingol atena musundingo dole something for swalem for sorry amanke swati musundingo nyingamo e fangana tata Gambia abuka futa APRC executive woman APRC mo nene manyi musundingo fa kalamda be sirin jamanele na tata Gambia mo bukalon comme ça musundingo nyimbe Gambia banko kan na seta nan naka tu ni audio clip karabula badingol ala fay ko mo man sola fitinola APRC kono. All we need right now is peace. We don't want a conflict between us. And in fact, this is not a conflict because people are not taking them seriously. But I need to come out here and address and make people know that there are some elements, there are some very bad elements within APRC. Nyalon ko wato wati mol findita drong. Itol kala fileka audio dada ka mol distract from the success of APRC ka toward drondal. They have confided and they have started again. Kitim Jaju na musindingo nying atonding koronke for Senabu ngamra walende Senabu. They are the same people that were empowering the appointment of Emeba. Nyul molde tafauta nyoka ko Emeba ha ya jame atele fenke kirib kara. These people have never liked the leadership of Fabakary Tombong. But if we be APRC militants, so even told stop no lalabang.
wo ñinde ñinin ka tati foyda ndolbe sonnale momobe diaspora aka dung hakilol kono kan hakilol jahase because of serin diaspora le APRC mol laftal ñinin kala sakatul mbe gambia banko kan laftal ñinin kala ñinnel ntede man sa mbe serin america banko bara falbe sonnale ndeka america banku ya ka si america banko kan ka use ka advantage jaatol kan gambia APRC din kendol kan comme ça ntebe sira america le ba fo atol be sonna wala le ba. The globe is now a village. Mimbe America, apart from opportunities and exposure, whatever Gambia Bangkok. Specifically, intelligence. Mol man nyana ka song mol mbe sirin tubabu Bangkok kan ika tama hakilol kan comme ça UDP fansol banyam. Ila mol mbe sirin tubabu ye fem foye kende malem jawyare ika songamo. Ndol APRC molmbe sirin Gambia Bangkok. I want to put this in you that don't let people sitting in the diaspora, including me, to troll on your minds, to troll on your intelligence, to take advantage of you, because I will send $20 or I will send 20 euros, to you. That somewhat. Man lafin nyinela APRC ko. Lafta APRC fansol pe nyene kalamda ko. The leadership of Fabakary Tombong Jatta is impeccable and is infallible. As far as we are humans, we are all fallible. But if you accept that you are fallible as a human being, know that the executive are also fallible because they are human beings. If you are peccable or if you are impeccable, know that, refer the same thing unto them. They can't minje diamol jantene executive for mantra in touch. Rambo Jatta sometimes natel ka diam, but often mostly like if we want to have an interview, what time will naka diam. So none of them send me, Mokana Mirako, maybe executive for la kiaka. But I deem it necessary, I deemed it fit and necessary for us to come out and refute these people and expose them. What we call for gatherings, that's when they will start. You could remember here, Kabri APRC ko kulturally findide executive ko moleta asobi sandulato munana Fabakary Tombong Jatta nyol ko moleta asobi sandulato, because we want uniformity. Malafi doeta asobi sanjana, doeta asobi sanjana. But even when Yahya Jammeh and co were in power, when APRC was in power, executive APRC la asobi beka sandulato mbadingol. But be molko wote kala Gambia banko kambadingol. Nafike asiata APRC al but nafikol be tenkerena gon tolte sila ali advantage jay molka because albe sirin tubabu mu ndeta sinna sila nga molje ibe tole ya tamanika APRC kan ikamara fo mol be mun tole wolle ngat kitim jaaji fangola diamo moya ko executive wol ka say la diamo ko na asetsol na account ol APRC min freeze motol krib kadam ako APRC fo wolte loi tamande laba ibe loi tamande la mimbe sirin sembo kam mansake buka loi forcé mansake ka pare kabara fontol nene fango man si semboto ni modol be diamuna what we have not been doing yesterday, you expect this government to do it today. Al fonsa song tonya lambari mo ni malla fi mola sometimes aka ku kendol ke kafo ala nyinin ka pare kam mol jebe sirin diaspora do wato wati ka fintina Allah executive beten APRC ten APRC this APRC Fabakary this Fabakary that dugar al nga ñoo respect ntenga ñinne drone request APRC militant solma musindi ngoni ngama be diamala ako malo nyaadi e camera fa ne ngo fa man sene am badi mo abe sirin tubabu dal mantra futu wala je al mantra kuto je ali dey jandi mol bal tenkerena al be minna tubabu al tu wala je drong bar al kana dung abla executive wala because nal bulate le drong mol be bulalal because wandi kebal and APRC be la kebal ya jamme e ñulle tambini and dol fananga ñulle je dunia bidal fay kidi ndol ni executive wala until otherwise. But as long as their appointment is legal, as long as the appointment is valid and is been validated by His Excellency the Professor, His Excellency the President, the ex-President
sek professeur docteur alhaji haya ejeje jamme ndolbe blala nyulle no hana e bale tambine be fanam be la e normal mol nyanta nyina kala mutata so o musundi ngoni fo nyaadi to pele nanene sonkata num kabru iko Faba to manjata la ti imejo e wala ki APRC la ti sa do bala wata mo be groupe dolto malon groupe oni fango tondi yem bondi je so nyinem problem wata mo eme bala ko be kere but the other thing is APRC militants so dol fana ti sa to dole print nyin nafi ko kitim jaajo ni mo sundi ngom be sirin malon minto yow fananta ya ke a point to talk about for executive for the T-Satol print bank. Because me T-Satol in print, it had a UDP la logo like with APRC mala nyadi. Amake UDP fangola logo, and Zafo mole below dinyola, but we presume that is UDP's emblem. Mole UDP logo. Musindingol dol wulta because they are only looking for petty mistakes. It will happen under the observance, under the eyes of Fabaka Tomanjaro as the leader of APRC. I'm telling the demands of Bimbesiri America, they will blame Fabaka Tomanjaro because Nafi called them with. Yaudrone no, it's a Odrone Keno. For Fabaka Tomanjaro, you let Wulte ko altali nyintis out of print bank. But today you want to put the blame on them. Why not praise them when militants of the same party do good things? Give credits to Fabaka Tomanjaro from those militants. Why don't you take credit from those militants and give it to Fabaka Tomanjaro? If you are ready to pin the negativity of every militant of APRC onto Fabaka Tomanjaro, the credits, why can't you pin them to Fabaka Tomanjaro too, that APRC militants are doing, including you? Ni mole kuja wake alko Fabaka Tomanjaro modole ku kendo kedu alta fola Fabaka Tomanjaro nyolle o fanan keban al credit dile la woto namanke nafiya namanke konnante amin hasidi yale balkon sometimes take a jal. But to the executive again, okay, to the executive again, I want to make this recommendation. This is just a suggestion. Executive executive. Let there be a kind of a branch within APRC that will approve the printing of every teaser that has connection to APRC. Because executive will tank and the nafi column. Lafaka executive for bondi nafi kolla bulu wala nambenyi suggestion or deal. T-Sat be print la. Let them print all the one and then bring it to the executive or bring it to the branch of that will be created by the executive for approval. Then you can, whatever branch or whatever chat group or whatever within or whatever youth wing or whatever AI company or whatever to go and start printing them in masses. But whenever they are to print, let them print all the one and bring it for approval. If they cannot come in person, but it should be a requirement that you come to APRC bureau and let there be a body that will look into the inscriptions, the grammatical, the spellings, whatever aspect that before it will be exposed to the general public. Lafa nyin suggestion ole dila executive for la drone. And ngamara suggestion kendola. Tendi molbe wulla ka executive wolbe mo wulta basse ay tisaro prendre ni eroketa spellings balago ale APRC beblen ni mo findita ay audio data mi alon ko probably contains on elements of or iotas of it ale findita ale executive wolbe bari ngol ala nga fata nyoma bare this is just the tip of the iceberg and we are going to continue exposing these people. So, I'll Kentu, I'll Kontong, I'll Jay, I'll Badi Malam, Dimasak Jabe on APRC TV.
So Natanyin Dronella, it is nothing personal, but Del mamu suso ngobe tinya holo kono jele. Dembo by force tulo benna. Tumanda sinna ni audio lamwe. Alaj esda wono lotay ko grupo e ke sabati. Min ni nyanta kata carte o fay. Ko tuba karandingolo atol kal karantale baral mam jamabi jal mam fello. Nko ni o kita drong ntolu yudi pinkolu mbe fellale. Ngo alaji dabo mo tantan kumandi bang wole sen state o kaita carte o fay. Dembo bay pos ka konye moro konye bari bide ni londi dole nata den kaya ha wole bekera. Ni grupo kita sabati UDP mbe fellale. Mo tantan o ye kumandi o ye carte o fay ni wol botaje tando o ye kumandi o ye carte o fay. Dembo bay pos man so konye wallahi akoy tonya ye menfo mtake o nyam. Bar Aïssa Touré ka date coalition o kono. Mama Kande ka date je Mama Kande amangambia konde. Aini neje nyang. Ko nyo jampale kana awole je wala na mandu. Bar alhamdulillah rabbil alamin nga ala tentu bak. Kabrin carte o fayta kabrabe kontila. Holo kono. Ndi almamo suso mbelori tema. Ye boksolu yelema momol na kayto carte keso bedame ye katol juruma alama baro kabri la karto juruma nimboro le funtita bantan tatan dong journaliste oli yembayndi konye suso mune ketan ko baro gagné tale ikonye carte gi mahana kontin kan ngankali wallahi alama baro i gagné tale ngo baro gagné tale nin kontano be bantam bendon na fo keba do bija kontanta e dala sikeme lulo le sika adinna konye ala o ma ilanin kuma kango jarabi nka wallahi ala ya mutale ala magaro winter ala ma ni funtita tenne ko le sono wino kita tenne ya konti dole en kumandi ko nyal mamo yekumo men fa sotota nka be sotota le andu UDP kono UDP la Portugal biro banjinu kabiri nga fa ni buja dinol tema ala mo baro ku jamale fa nan tambita je ndolo mankara mbari nga ku jamale tambindi jobu kante bambangana anin ala nga sundinke ta be konton na bake be duale ala me sura sima ya ba ni jata kende adama nulu manke jawti nulu yakinin ke bali yakate nanga kacha nkumandin tolni nga kacha nimba nkudingole kacha adama lungo men na itada bobosono to ye baro movement la dondi ko dul lungo men mistake ko kite buluji adama baro baro movement dondi ko ma mistake ko nati de ni ajen ko mistake ko be bulu mbatu nga faram fansiye adama baro kabirim bobo sono to nyante bulu kondin sabole wulindi la Gambia dingole ko aleni ko to lonne bang ni ko hani sapo ko nale sanji sabale fode adu sa empelen ka dun sanji fula kon sa Gambia dingole al ko nyaadi adama ila ko be Gambia dingole bulu wolungo de adama Gambia dingole ba fule ko adama hani si ibe sanji lulo kela bari hani ala manna oke urol kumata ndolbe sapero la na memorial kono ka dundin na memorial kono ala manke be ma bo jele han mobile kendo fongo tembulu bari ala mobile o menke nkungo kono na memory adama obete ta baki baro man nasi dunia betenne mbe duwala alama sabu nyimma ke la Gambia banko kan alama Gambia dingol alimbe alama be nyomoy kila horomo kamma bilu horomo kamma baro man nasi UDP ko lume konde wallahi adu idunte kon napana di amo tuta do mandi alama baro menu kalo social media
UDP kolle benendirola jalan kolle benendirola alen ka kari nyo kampandi ninga nyo kampandi amambeteya amanjere nga nyo kampandi adama baron tol Gambia dingol le sindi adama baron tol Gambia dingol ni konsula tamen adama mbota la de bari laftale ngata horomo ni bunya kamma akana ke fitnati akana ke chochoti baro man nasimbe konton na baki jawolu membe bala alama be tula kono alama ku jamale be nin ko ami bo jansi so holo tala ko itolte kafule itema ankaran bi ami bo jansi so wala ke tala sama to susa ase ture ko ata date dunna ko le sono kono barayem bayndi janale de ayem bayndi la ko anata joyen ko le sono kono bari am patna tabul ko le sono kono de ase ture fen tabul ko le sono kono ayri kuntuma le bije fen tabulu je baro man na sinye konton ndolla ma merobe be tiari ne de nge konton nga Gambia dingol be konton surtout diaspora nkolu ngalu konton baki al nal badi malo menke tal toti nyo sene mandinko tia sene mandinko mbali konton min ko kuma sifa foye wolu be la posole ani la dimbayalo adama baro bari ku kilinne be nin ko kono alama ni molu wulite la ko la junale wulite la ko la lungo menna onin bi jam fota baki adama baro nga belon abebe laare mbulo kono adama isi dunno le social media nga molu tolu kumandi kilin fo ngata fo mo tannim fen bara man futa obeto folo apana lungo binale adama baro katu baro hi excellency adama baro kunum tuleje nyame adama kuni ma hanyi gam mo nyaade adama hani dindingo ite ne obi kanyo sabadi ya mola kunum adama ila ko bebe famma jiyo ni bunya ni horomole kan kunum adama utumo fa ite kay kamalule ni mol alfa dolu nyaale nyoje kunum adama baro e kamalule utumo adu kasilam fana muni ke silandi yi alfa bunya le utumo andu ye fondinkelu bunya ye musu dindingolu bunya ye musu faru folu bunya bi adama baro be na ta kuntu bari mejalay de adama baro andundunte be lay la fana adama be men kono to lenyante ke te bondi wo kono adama baro de almamo suso men ka diya muite to lenyante te bondi la ni marango kono adama baro wallahi kunu adama UDP be tambindi la wato men alfa bapu la bengulu alhaji jobu kante bambangana ani alhaji ngansundin keta adama wole ko be lono yede bari ite niyo le dadano la ya dila bari ye fangole dila ye banko dila alama baro alama tankala mo kurunga la de alama ni mo kurungo katate bala akela dunia ni lakira bele tinya alama bimpelem puteto tunkungo le to bari adama medan de ndol sada dano le ni sonta na tara alama baro yi sonta andu ngaji ki kanam ko nyenta sonna le fana adama imu munol be wuluta Gambia jan tolu fana mu munol be wuluta janne adama o ton tolle mu bakilim pa kilinti Hi Excellency Adama Barrow wallahi Gambia dingol ye kanude adama kabo sera hulle laba mandinka ba jola ba fula ba kunyajinka ba suruwa ba
jagan ka bang siyo si be Gambia kono manja ko bang Adama Barrow nul be ye kanule wallahi ibele ye kanu Adama de kata man singola kabrin so manda ko uraro na Gambia kulolo ne de Adama Barrow wallahi nga jang kulolong Adama ni molu ka chale de Adama ka dundulal ben singole la de sekulo fangola matin tal mamo suso bulu wallahi atente bulu bare Adama Barrow hi excellence na Gambia lonne junta lula jamale to Adama Barrow mankarande ntolu mun tiya sene mandinko leti nyo sene mandinko Adama menke yera mandi yanye de adunte diyala nyefana bara manja wiya de ado amantinya asida dano le Adama Barrow ni sonta hi excellence ni sonta abeda dala atetinyala moka tudolo mingola le sanji tang tilifula dolo ina tubi ye tubo say alama ala ila tubo muta ika seneale ina ke dindingoti ile junubol be kapari ina dung ala batoto oto Adama Barrow kana Gambia dingolo kalo ka diamu ya amantambi de Adama na pigol ye tora de besen konnol ye tora hasidol ye batandi Adama Barrow ni onte Adama Barrow alay ku bale ke Gambia banko kan hanna dara adanta sanji kilinele Gambia dingol ko yeji ite ni mo manyala nyo sabala o diamola oto men bete no may ni mo Gambia dingol manyala nyo sabala ye funti dole ko ha ale men fon sonta Adama yesi ye Gambia dingol juibe bina mune keleti pare Adama alama be tankala na pigola de hi excellency alama na pigolu alama malule de ye dundile de bari sibo intolu sibo ndino le ni sonta paro man nasi intolu sibo ndino alondo bembula pero bembulu eyo han kabal nal badi malo men kita almamo susodi ndere mulutanale layno to koteng bi Gambia la ko akita mol bulu bala fati ani hinno ani jakalo Gambia la ko kitantulu bulu wolati kadi ya molu moyde ani kam molu la fallumbaliya kuma fo fala nkebe moy President His Excellency Adama Barrow baitan dilela ko mbe kontol na hani kabe mbe noma sutotile mbe koma pana sutotile pana Adama Barrow Gambia la president hani dape ngol membe Gambia be la president wala muiti insonta wala bari Adama Gambia dim kurungolo ye jamfandi nyajen ko Gambia din kurungolo na pigo mu din kurungolati ni na pigo dun tay ni la dendi ko tema ka faral surtout ini signol tema surtout ini ku ko nyolu tema bari Adama kol kata nyamen ma ala dani kol ke te ay falite ten na Gambia dingol ma ala dani wala no bari Adama isa wote katu molle te minin min ne te bulandi dinko kono molu ye minin min ne te buloni ibuloni singolu siti Adama me ite jenola dolla kro siro futata o beto la Adama Barrow iko itol mutu wa karandingol leti ntol mutia sene mandinko leti ani nyo sene mandinkolu
adama diyamo meta banko kambitunde diyamu wato asitale His Excellency Adama Barrow diyamo wato asita e niajen ko diyamo wato sita Adama Barrow killing ni momon koy ko UDP mo ite jawoleti adama ite nyanto mari bayla kabri wo lungole no UDP manke Adama Barrow jawti surtout UDP la militangolo menni ko kumo foye adama wolbe la posole ani la dimbayalo